voilà comme niñ leen ko waxee rek ñu dal nag ci fi nga xamante ni rek moom mooy kër Mame Cheikh Awa Balla ibnu Sëñ Bachir ñu nekk fi rek démb ak léegi nag pour fas yéene leen rek wan li nga xamante ni moom moo fi jot a xew yëpp comme ni ngeen ko gisee démb jot nañoo ñëw ak yéen ci wàccaayu màggal gi dugg ak yéen ci waañ bi gis ni soxna yi di préparer li nga xamante ni rek moom mooy bésu tey bi ànd ak yéen nag ci ñi nga xamante ni rek ñoo fi nekkoon di kuréel depuis bi ñu commencé maanaam préparation màggal bi ba léegi ñu ànd ak yéen aussi ci ñi nga xamante ni ñoo yor lépp lu jëm ci organisation ñoo yor lépp lu dem ci communication wu grand màggal bi tey nag ñu ñëw ak yéen ci subateel bi rek avant cérémonie bi ci li nga xamante ni rek moom mooy maanaam ñi yor wàllum wërgu yaram parce que nag c'est important ñu xool leen gis leen ñu wax ak ñun waxtaan ak askan wi wax aussi ni nga xamante ni noonu la ñuy préparé wee màggal gi wax ñu aussi rek ni nga xamante ni noonu la ñuy accueillir seen i malade ak ni ñuy def pour taxawu leen rek lépp rek pour màggal gi mën a jaar yoon donc dañuy ànd ak yéen rek dugg ak yéen ci biir fi nga xamante ni moom mooy poste de santé bi ñu wax ñu nan lañ nekk di dundee màggal gi en tant que personnel de santé Aïcha ñu dem. voilà mbokku internetu KS TV donc comme niñ leen ko waxee tout à l'heure rek ñu nekk ak yéen fi nga xamante ni moom mooy Touba ci këru Serigne Cheikh Awa Balla voilà moom moo ñu dalal ñu nekk nag ci li nga xamante ni rek moom mooy activité wu kër gi comme ni ngeen ko gisee depuis bu ñu fi nekkee rek ñu ñëw ak yéen nag ci fi nga xamante ni rek moom mooy poste de santé bi nga xamante ni moom la ñu implanté ci biir kër gi pour mën a taxaw rek ñi nga xamante ni peut-être dinañ am ay soucis sanitaires durant le magal donc ñu fi dalal nag ki nga xamante ni ci corps personnel bi la bokk maanaam léegi dañ koy bàyyi rek mu présenté wu laataa ñoo xus ak moom ci waxtaanu bés bi soxna si nuyu naa la. maa ngi ziar bu baax alhamdulilah soxna su baax si ginnaaw ba ñu sante yàlla di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sëñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi lool te wér ñu ngi yeesal suñu njëbbal ci sëñ Cheikh Awa Balla Mbacké ak njabootam man maa ngi tudd soxna Absatou Deme nekk membre daayira Tazawudu Chubab jiite commission médicale bi depuis 2014 boobu ba tey ñu ngi ko jiite ànd ci ak samay naataango samay mbokki taalibe ñu jàppale ma ci lool yombalal ma lool liggéey bi itam jaajëf. donc comme ni mu ko waxee léegi rek ngeen nekk fi depuis quelque temps di taxawu ñi nga xamante ni ñoom ñoo am ay jafe-jafe sanitaire est-ce que mën nga ñëw tuuti rek ci li nga xamante ni moom moo war a réellement ngeen implanté fi cellule bii nii pour lu jëm ci wàllu boobu. soxna si day mel ne question boobu dinañ ci mën a tontu bu baax ndax sëñ Cheikh Awa Balla Mbacké moom ñëpp xam nañ ne yitte gi mu jox santé en général. ba tax na bépp mbokk taali boo xam ne day ñëw Touba rawatina ci ñu dal ci këram rek seen santé dafa nekk benn priorité ci moom en plus tamit daayira Tazawudu Chubab daayira la boo xam ne ay intellectuel ñoo ko sekk ñuy toog di joxe ay idée di def ay réunion di def ay AG ñu dem ba 2014 ñu sentir que ni dëgg-dëgg am na benn surplus boo xam ne war nañ ko apporter mbokki taalibe yi yàlla def tamit année boobu mu tasek daayira bi am ay agents de santé ils se sont dit pourquoi pas lu tax duñu former benn commission santé boo xam ne at bu jot bu màggal gi jotee dañuy taxawu mbokki taalibe yi ci lu jëm ci seen wérgu yaram à la base c'était ça mais dafa dem ba nga xam ne c'était élargi nga xam ne voilà nekkul rek mbokki taalibe yi ñëw di dal ci kër gi la amal bénéfice ndax yaakaar naa ne ñiy ñëw jóge ci alentouru kër gi di ñëw di ñëw consultation ñoom ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñoom ñoo dal ci kër gi kon nag benn bénéfice la pour mbokki taalibe yëpp en général yaakaar naa loolu mooy nekk réellement liggéeyu commission bi ci biir daara ji rawatina ci màggal Touba bi.
très bien donc mu nekk loo xamante ni rek du hasard dafa nekk d'abord ay taalibe ñoo xamante ni dañoo mën seen liggéey maanaam ñu xam ne wér-gu-yaram lu am solo la ci wàllu liggéeyal sëriñ bi mu nekk aussi loo xamante ni seen sëriñ da ko fonkoon lool ngeen di dox ci wàllu boobu d'accord léegi fi mu toll nii nan ngeen nekk di dundee li nga xamante ni moom mooy màggal bi ak patient yeeg yooyu nan ngeen koy dundee fi mu toll nii. waaw màggal gi moom mbégte rek ndax safar moom yaakaar naa ne premier safar bi muy jeex mbégte rek la ba tax na màggal gi ñu ngi koy dundee ni ñëpp rek ndax booy liggéeyal ku tedd ki moom daanaka mbégte gañ ciy àndal moom dafa jéggi dayoo yenn saa yi mu xaw a metti lool ndax xam nga organiser ñi nga xam ne moom daanaka dañoo jóge partout di ñëw jikko yu bokkul waaye alhamdulilah ñëpp ay taalibe lañ moo tax xëy na côté boobu mu xaw a yomb tuuti waaye ñu ngi ciy sant bu baax ñu ngi ciy def suñuy kéem kàttan lu ñu mën ak lu ñu mënul yëpp ñu ngi koy boole ngir ne jëmmal màggal gi ngir bépp mbokki taalibe boo xam ne jóge nga sa kër ñëw fii même boo dalul ci kër Sëñ Cheikh Awa Balla Mbacké nga ñëw Touba rek ngir màggal gi ñun dañoo jàpp ne sa wér-gu-yaram dafa reposé wu ci ñun doole gi ne fi ñàkk fee nekk dañoo jàpp ne quel que soit alpha santé wu mbokki taalibe yi ci suñu kaw de reposé wu moo tax nag à chaque fois rek dañuy teg ay actes yoo xam ne lépp rek si à but d'améliorer suñuy liggéey à but d'améliorer suñuy stratégie pour que rek mbokki taalibe yi ku fi ñëw mu nekk volet préventif mu nekk volet curatif dinañ la prendre en charge ci côté yëpp ba nga xam ne dëgg benn coono doo ko fi santé benn tolof boo ko santé te bu demee ba yàlla def na tamit yaram bi xaw a sutante tamit suñu objectif premier mooy jéem la koo apaiser balaa ngaa dellu sa kër. voilà léegi comme ñu ko gisee ñu nekk ci jamono corona bien que am na ay amélioration bu baax a baax mais yow en tant que personnel de santé nan ngeen nekk di jëlee en compte mesure barrière yooyu par rapport ak patients yi ngeen di jot. waaw soxna si moom mesure barrière yi moom dañ koy teg rek di ko jéem a respecter au maximum donte ne c'est très difficile ci contexte bi ñu nekk c'est très difficile pour ñu respecter ko mais quand même duñu jug ci conseiller mbokki taalibe yi duñu jug ci wax leen lan mooy mesure barrière duñu jug ci xaw leen duñu wax exiger masque yi mais quand même sensibiliser leen dans ce sens ay stratégie ñu teg mooy képp koo xam ne da ngay ñëw consultation dañuy def tout ba nga am benn masque ne serait-ce que benn masque ñu jox la ko ba sensibiliser la dans ce sens conseiller la que ne da ngay changer régulièrement masque bi boo delloo sa kër ak yooyu le conseil boobu tamit ci ñun dañ koy def te en plus aussi dañuy def en sorte que képp koo xam ne da ngay dugg si ci biir kër gi nga dal fi ak nga ñàkk fee dal nous faisons tout notre possible ba nga xam ne nit ki dana utiliser gel même bu deful lavage tamit au savon mais au moins dinañ ko defal benn gel mu dugg bu saafonteeg mbokki taalibe bi ba pare génn demaan nga xam ne kenn du lor sa morom waaw loolu commission bi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy veillé bu baax a baax donte ne parfois dafay xaw a difficile surtout contexte bi ñu nekk pour nga jéem a def distanciation sociale dafay très difficile pour aussi nga sensibiliser mbokk taalibe ba mu xam réellement utilité wu masque bi c'est un peu difficile mais quand même ñu ngi ciy def suñu kéem kattan. Très bien comme ni mu ko waxee période corona bi c'est très difficile pour que maanaam nga mën a contraindre ku nekk mu respecter mesures barrières yi mais comme seen objectif mooy jàppale askan wi ñu mën a maanaam garder li nga xamante ni moom mooy seen santé ñoom ñu ngi def seen maximum rek pour mën a jël en compte lépp li nga xamante ni moo ci war pour mën a jàppale askan wi ci wàllu boobu. donc madame Deme lan mooy nekk sa mot de la fin ak ban conseil ngay jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbokk taalibe yi fi ñëw de manière générale pour ñu gën a mën a sàmm seen wér-gu-yaram d'ici rek ñuy pare ci li nga xamante ni mooy bés bu màgg bi. waaw soxna si mot de la fin ma du nekk lu dul remercier ñëpp ndax doon soxna doon ndaw ba pare jiite commission dafa xaw a difficile waaye alhamdulilah ña ma ko sekkal ñoom ñu ngi ciy def lu ñu mën ak lu ñu mënul ngir jàppale mbokki taalibe yëpp li ñuy conseil tamit mbokki taalibe mooy ku ci nekk rek na wax ci xelam ne man duma nekk benn vecteur boo xam ne man maa yokk doomu jàngoro ji ndax sëñ Touba rek a ñu ñor Covid ou pas Covid dañuy màggal si feebar beneen feebar bu ne ak nu mu munti mel tamit duñu tee ñu màggal si waaye dafa fekk rek ne sagam sëñ Muntaxa ci jëmmi boppam dañoo gis ne
dafay respecter ay mesures barrières depuis loolu rek leçon la ngir ne ñun nga xam ne ay taalibe la ñu xam ne ah am na benn vision bu mu ñu bëgg a jox am na benn conseil bu mu ñu bëgg a jox mooy moo di ne lu ñu wóolu ku tedd gi nañuy def li nga xam ne moom mooy li ko gënal mooy bu ñu yaafuus mukk ba ñu ne murit ñoo fi yokku Covid bu ñu yaafuus mukk ba def li nga xam ne xëy na gënalul ku tedd ki moo tax nag conseil boobu rek la ñuy jox mooy ñu xool ci sëñ Mountakha Bachir ndax yaakaar naa depuis pandémie bi ba tey moom mu ngi ciy dox ay jéego ngir li ko wàññi di digle ay ñaan di digle ay sarax di jël alalam di ci def kon loolu ñëpp xam nañ ne sëñ Mountakha tuuti lul mbir mi ba tax na nag loolu il faut que ñu tenir ci compte veiller ci et en dehors de Covid bi aussi ku ci nekk am na ñoo xam dañ fi ñëwee avec des maladies chroniques il faut que ñoom aussi ñu tenir compte ci seeni feebar lépp li nga xam ne mesure régime hygiéno-diététique la ñu daal di ci tenir compte parce que diabétique bi du n'importe comment lay lekkee du n'importe comment lay war a dundee ki hypertendu du n'importe comment la war a dundee li nga xam ne noonu lañ doon dundee seen kër yi bu ñu ñëwee ba ci contexte màggal gi lu mu métti nañu jéem a respecter seen régime au maximum ngir incha allah nga xam ne beneen màggal dafay gën a neex rek ñëpp fekkewaat ko ci jàmm rek alhamdulilah. voilà donc chers internautes de la KS TV li lañ leen indiloon rek ci li nga xamante ni moom mooy reportage bi concerné rek la commission santé comme li leen ko waxee rek ñu dal fi nga xamante ni rek moom mooy kër sëñ Cheikh Mame Cheikh Awa Balla maanaam moom la këram la ñu dal ñu doon gis rek waa commission santé doon dalal ki nga xamante ni moom mooy madame Deme nekk nag ki jiite commission santé wu daayira bi ngeen gis na kàddu yi am solo yi nga xamante ni rek moom la fi wax vis-à-vis de préparation bi ni taxawoo malade yi ak conseil rek yi nga xamante ni moom la joxe pour rek ñi nga xamante ni ñooy ñëw ci màggal gi ñu mën koo jëfee pour sàmm suñu wérgu yaram mais mën a aussi topp li nga xamante ni rek moom mooy bëgg-bëggu sëriñ bi moom mooy maanaam li sëriñ bi bëgg ñëpp doxalee pour képp ku fi ñëw rek nga mën a ñibbiwaat ak jaam ak salaam àndaat ak sa wérgu yaram donc dañuy ñëw ak yéen rek tout à l'heure ci li nga xamante ni moom mooy yeneen événement yi donc des leen nag ñun incha allah ñu fas yéene leen woon lépp loo xamante ni rek dina fi xew donc à tout à l'heure